loo xibaar yi li fi gën a fës ci xibaar transport routier yi dakkal nañu seeni grève décision la bu ñu jël daanaka ci fajar gi ginnaaw bi ñu waxtaanee lu yàgg ci seeni biir cadre unitaire u syndicat yi yëngatu ci wàllu transport routier booba njëkk nañu dajeek seen ministre bi leen jaboote di Mansour Faye ak yenn ci ay nattangoom yu gouvernement bi waaye transporteurs yi ne may nañu gouvernement bi weer ngir mu mën a saafara seeni jafe-jafe bu dul loolu parewaat nañu ngir delluwaat buum ca boy ga njiitu réew mi di tàmbaliwaat naka tey ji bésub setal yi ñu doon amal weer wu ne ñu dakkaloon ko ci ay jamono bi mbasub Covid-19 bi di dugg ci biir réew mi bés yooyee ñu tuddee leen bésub seetal tàmbaliwaat nag tey ji kon ci suba si ci juróomi département yu Ndakaaru ak tam ci xàll yu mag yi nekk ci biir gox yi Sénégal samedi bi bésub élection la ca Gambie lu war a jege 1 million ci ay électeurs ñu woo leen ngir ñu fal président ki nga xam ne nag moo fa ne ci jamono ji Adama Barrow di wutaat beneen mandat di wuta toogaat ci banc bi waaye nag jàkkaarloog ak yeneen juróom ñoo xam ne li mu bëgg moom la ñu bëgg ñoom tamit lépp lu jëm ci wàllu élection yooyu ak sunu envoyé spécial ca Banjul di Birahim Touré Simon Faye di leen faram-fàcce xibaar yi feggoo ko Chimère Diop ci wàllu xarala bi bisimilah dalee nag jàmm salaamaaleykum. mën nañoo wax ne jeex na coono jeex na kon ci ñenn ñi ginnaaw bi cadre unitaire u syndicat transport routier yu Sénégal dikkaate jëlee dogal kon dakkal seeni grève bi nga xam ne ñetti fan a ngi nii ci ginnaaw ñu ko doon amal décision bi nag daanaka ci fajar gi la ñu ko jël wala boog lu ko jege ginnaaw waxtaan wu yàgg seeni biir ñoom responsable syndicaux yi waaye nag transporteurs yi ne may nañu nguur gi benn weer ngir mu mën a saafara seeni ay jafe-jafe bu dul loolu dinañ delluwaat buum ca boy ga góor a xuma yor kàddu cadre unitaire ou syndicat yëngatu ci wàllu transport routier dénk na ay kàddu Mohamed Diop. établir nañu le procès verbal de la réunion mais finition bi mënuñu koon xaar puisque dafa amoon pression fii pour que ñu ñëw moo tax indiwuñu procès verbal bi te procès verbal dañ ko war a signé wax nañ mbooloo mi ne la procès verbal bàyyi nañ ko fa ndax traitement bi parewuloon kon loolu rek moo doon indi problème bi kon bàyyi nañ grève bi waaye nag nañ xam ne njaw des na xam ne lii nga xam ne moom lañ teg ci point yëpp bëgg nañ au plus tard 1 mois na ko gouvernement bi rek lépp boo ko réglewul fu weer wi dee dañ ne deeloon geraw mooy tiire nag attention population bi ñu wax ne 1 mois yii buñ ko réglé wut ci point yi soxla yëpp boo léegi bu ñuy gorew bu kenn wax dara nañ ñëpp dugal seen loxo wasalaam. cadre unitaire u syndicat yëngatu ci wàllu transport routier nag ne bëgg nañu tam ñu yeewi seeni ay nattangoo ñoo xam ne dañ leen a jàpp ci ay bus yu ñu ne yu Dakar dem dikk la ñu ko doon yàkkate mu juróom-ñaar ca ñoom rawatina ña ñu tegoon loxo ca Jurbel ba sax ñu yeggee leen àttekat yi ba sax ne ci ay xibaar fas yéene nañ leen àtte alxames bi ñuy dëgmal waaye nag ñu bàyyi leen ne loolu bokkoon na ci condition yu ñu tegoon ngir mën a yëkkati moo doon grève bi dakkal grève bi góor a xuma ba léegi ci kàddu ak Mohamed Diop. dafa am ñoo xam ne ñi ci combat bi lañ nekkoon dama ne yàquñu alalu kenn ñu ngi fi téye ñëpp ci wàllu sensibilisation donc lañ nekkoon am liggéeykat nag bu demee gerew am na droit sensibiliser moromam yoon nag bari na ñu ci téye mais avant ñu génn ci salle bi wax nañ gouvernement bi pour que ñoom ñëpp ñu bàyyi leen gouvernement bi tamit joxe ne accord am gouvernement bi joxe ne accord am duñu ay sàcc duñu ay bandi mouvement de masse la te kat ku nekk xam ne mouvement de masse kon li wétoor mooy dañ leen bàyyi la ñuy wax nañ ne leen bàyyi ndax bokk ci condition yi teg ginnaaw laata ñuy dakkal kon grève bi responsable transporteur routier yi daje nañu naka démb ci ngoon ak ministre bi leen jaboote daje bu yàgg sax di ministre des transports terrestres Mansour Faye moom mi toogoon ak ay naatangoom yor ku mel ni urbanisme logement et hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow wala collectivité territoriale Omar Gueye ak sax présidente bu Haut Conseil du dialogue social di Innocence Ntap Ndiaye waaye itam ñenn ci njaatige yi di patronat bi Mansour Faye nag jàpp ne état bu Sénégal def na ay jéego yu am solo ngir transporteurs yi mën a yëkkati seen mot d'ordre de grève mën ko dakkal ndax ne njiitu réew mi signé na dogal ñu tuddee ko décret ngir mën a may waa ministère des finances forces armées intérieures ba ci transport terrestre ak environnement ñu mën di teg ci kaw tali bi ay brigades yoo xam ne diggante gendarmerie police ba ci sax douane eaux et forêt ñoom ñëpp mu war nañ ko mën a bokk ngir di contrôler oto yi bokk na nag ci jéego yi nga xam ne kon yu am solo la ci li grève bi si doon ñaxtu bu ñu sukkandikoo ci Mansour Faye ñu mën koo saafara nag léegi Mansour Faye dénkaay kàddu ba léegi Mohamed Diop.
président de la république dafa jël benn décret boo xam ne day autoriser les ministres bi nga xam ne moo yore wàllum budget ak finance ministre bi nga xam ne moo yore forces armées di nekk kilifa gendarmerie yi ministre de l'intérieur bi nga xam ne mooy kilifa police ministre de l'environnement bi nga xam ni moom moo yore eaux et forêt donc ak man mi nga xam ne maa yore les infrastructures de transport terrestre pour ñu def benn arrêté boo xam ni arrêté day fixer ay points de contrôle ci lu ñuy wax les corridors nationaux donc chaque corridor bu ci nekk du romb 3 points de contrôle mu nekk nag jéego bu am solo te ci lu ñu gis au niveau donc syndicat yi loolu quand même kontaan nañ ci te njott bu ñu am mooy gëm naa ni mot d'ordre de grève bi dañ ko lever parce que vraiment am nañu déggoo ci yu bëri. d'ordre de grève boobee mujjee nañ ko yëkkati ginnaaw bi syndicalistes yi waxtaanee seeni biir muy ne kon njort nañ ne jafe-jafe yi dina dakk ci askan wi nga xam ne amoon nañu jafe-jafe ñetti fan yi ñenn ñi war a dem liggéey ña ca des doxi seeni soxla trafic bi nag ci biir dëkk bi ak diggante diiwaan yi kon war na mën a delluwaat fa mu ne woon 8h jot ba tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar. Macky Sall di sàkku ci ay ministre am ñu góorgóorlu di fexe ñi nga xam ne ñooy sunuy ambassadeur ak consul généraux bu ñu leen yeggee yenn yi ñoom ñu mën cee góorgóorlu gaaw ci ba mën koo saafara chef de l'état démb de doon daqal wala boo clôturé juróom-benneelu conférence bi ñu jagleel sunuy ambassadeur ak consul généraux yi ñu ko doon amee ca centre de conférence internationale Abdou Diouf bu Diamniadio di sàkku rek di fàttali ne ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu toogal ca bitim réew di sunuy ambassadeur ak consul généraux ñoom tamit dañoo am pouvoir yoo xam ne njiit réew mi moo leen ko jox te kon niki ministre yi dafa am liggéey bu ñu def kon bu ñu sàkkoo ci ministre yi yenn yi na ci ministre yi gaaw taxaw ci Macky Sall ñu déglu ko ak suñu naataango Cheikh Ahmed Tidiane Seck. J'engage en même temps les départements ministériels. maa ngi ñaax di sant ñi di ministères yi ñuy dalal na mu gën a leeral rek sàkkuteef yi mission diplomatique yi mu nekk nag lu ñu leen digal suñu ambassadeurs yi ak mission consulaire yi dañuy mettitlu ñàkkub tontu bu gaaw ci yi nga xam ne mu war a tukkee ci ministères yi te tontu sax sàkkuteef ak soxla yu mission diplomatique yi ni mu gën a gaawee loolu lu war la ci wàllu teggin ñeel mbirum administration teg ci sax ne bonne gouvernance loolu la laaj dollu ci ambassadeurs yi ay ndaw ko chef de l'état lañu ñoom ak ministres yi ñoo yem ñoo ñuy toogal biti réew du neen ñu leen di dëppale ay ambassadeurs plénipotentiaires waxuñu plein de poussière mel ni dañoo fees de lax poussière plénipotentiaire la ñu wax dañu am doole ak sañ-sañ teewal représenté nguur gi ci fànn yu nekk kon bokk am na solo lool ñuy gaaw a tontu taxawu leen ci seeni soxla tàmbali ko sax ci ministère des affaires étrangères ndax foofu it ambassadeurs yi dañuy mettitlu courrier yi ak li nga xam ne moo di lettre yay taxawaalu autorisation yi ak yu ni mel maa ngi daal engagé gouvernement bi mu gunge taxawu suñu mission diplomatique yi nekk biti réew. Dans sa globalité, à accompagner nos missions diplomatiques et consulaires. président de la république tam wax yaakaar gi nga xam ne am na ko ci sunuy ambassadeur ak consul généraux yi yaakaar ci ñoom di xaar tam lu bëri ci ñoom ndax sàkku na ci ñoom ñu gën a góorgóorlu ba gën a ñoŋal luy wàllu koom ca bitim réew koomu national di économie nationale di gën a bàyyi xel ci investissement yi nga xam ne moom la ñuy séntu également ci ñoom ndax bu ñu xoolee programme bi nga xam ne moom la ñu fi teg ñu tuddee ko PAP 2A programme d'action prioritaire ajusté et accéléré daanaka bu doon ñetti xaaj benn xaaj ba ñu ngi koy xaar ci waa secteur privé bu réew mi waaye tam secteur privé ba ca bitim réew kon ambassadeurs yeeg consul généraux yi am na wàll goo xam ne ñu ngi koy xaar ci ñoom ci wàllu googee ñu mën ko dox lijjanti ko tam ci wàllu koom président de la république ba léegi ñu dégluwaat ko. Le besoin de financement du PAC 2. financement bi war ci PAC 2A bi mu ngi toll ci $2 milliards ak 400 millions d'euros te ñetteelu xaaj bi ñu ngi koy yaakaar ci secteur privé national bi ak secteur privé bi nga xam ne mu bàyyi ko biti réew te foofu ma leeral ne du ku nekk rek muy jug rek daal di ñëw boo teewee rek du nekk lu dul ay yéene mën nañoo def lii mën nañoo def laa te lépp nag ñu tekk rek ci ay bor yoo xam ne ñu ngi koy teg ci ndoddu nguur gi li ñu bëgg mooy ay investissement direct bàyyeeku biti réew ñëw def ko ci biir Sénégal te du nekk nag ay offre de service yooyu ay compagnie di def wékku rek ci bërëb nguur gi maa ngi ñaax ambassadeurs yi ñu daal di ràññaatle bu baax lu ñu mel li ñu sopp moom mooy ay investissement yu wér wutale ko ay bor yu yokk rek bootu rek ci yéene ay service yu ñuy jot bés bu nekk.
Macky Sall président de la République doon àddoo ci micro suy naatango ba ca Tëngéej Cheikh Ahmed Tidiane Seck mi ñu tekki lay kàddoom ci wolof njiit réew mi sax fas yéene lancé waat nag tey jii suba bés yi ñu doon amal weer wu ne di setal dëkk bi ñu tuddee woon ko cleaning day waaye bi yoon ne bésub setal lay tudd bés yooyee xam ngeen ne dakaloon nañ ko fi bi mbasub Covid-19 bi duggee ci réew mi ñu fas yéene ko tàmbaliwaat tey ci samedi bi ci juróomi département yu Ndakaaru ak fépp ci capitale régionale yi ci biir diwaan yi Dakar nag yëf yi di amee ci diggante Patte d'Oie stade Léopold Sédar Senghor échangeur bu CICES ak benn étape bu ñu séentoo amal ca lycée Malamine Camara nekkoon Limodak bu Patte d'Oie fii ci Ndakaaru loolu moo ñuy bàyyi sax ñu wax ci wàllu mbasub Covid-19 bi ak sunu réew mi nga xam ne mi ngi jël mboolem matuwaay ya ca war rawatina ci aéroport international Blaise Diagne bu Ndakaaru ministre de la santé nag ne jël nañu matuwaay yëpp ngir dakkal wala fexe gàntal wala gàttandu Omicron bi nga xam ne ab variant la beneen xeetu coronavirus bu ñuy séentu ba sax ci jamono ji mi ngi ci réew Afrique sow jant yu mel ni Nigéria ak Ghana ñu mu njëkk a feeñe ay gëstukat fësal ko ca Afrique du Sud Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale démb demoon assemblée nationale ngir défendre budget 2022 bi nga xam ne moom la ñu nattal département bi ne Sénégal côté boobe nañu dalal xel yi ndax ne jël na matuwaay ya ca war ci gàttandu ci aar askan wi waaye tam bu ko jaree tam bu beneen vague naree ñëw jaare ko ci Omicron bi ñu jël mboolem matuwaay ya ca war ngir mën a defanteeg feebar bi démb sax ci ajuma ji ñu fàttali rek ne yëf yi xaw na jógaat tuuti ndax waa ministère de la santé démb ñu ngi ñu doon xamal ne fukki nit ak benn la ñu gis ñu am ko te booba yëf yi daaw toog na ab diir te yeggu fa muy ñaari nit ñu doon suivre di cas contact ak juróom-ñeent yoo xam ne ay cas communautaire lañu ñu waxtaane wàllu politique ak Bougane Gueye Dany mi nekkoon ci biir Sine bi goxub Sine yu mel ni Loul Sessène Djilas Fimela ak Palmarin mboole seen fukki diwaan yoo xam ne dem na fa ngir dooleel ay candidat wu gëm sa bopp yi nga xam ne dañoo samp seen dënd ci élection locale yi caravane bi tuddee liggéeyal sa commune delloo si yaakaar lépp nag ngir soppi doxalinu commune yi waaye nag caravane boobee may na Bougane Gueye Dany mu wecconte xalaat ak askan wi Alassane Balde. gannaaw bët saalum réew mi caravane liggéeyal sa commune delloo si yaakaar daal di àqi ci région bu Fatick Bougane Gueye Dany nag demoon seeti askan boobu la ngir waxtaan ak ñoom ngir rek ñu daal di jàppale candidat yi nga xamante ni moom la coalition gëm sa bopp daal di investir ci gox ba. koy dénkaane da ngay seet ku wóor te biir na ma ne moom Moustapha Diouf esprit ak philosophie gëm sa bopp moo nekk ci moom. lu weesu commune bu Loul Sessène Djilas Fimela ak Palmarin lu ëpp fukk ci ay localité nag daal na koy visité askan boobee nag jaat koy yéege yéen ci seen i jàmbat. problème mooy courant. école Ndangaan Samb bi boo taxawee ndox mi bu duggee école. métti na si ñun lool mais yaakaar nañu am nañ ci yaakaar yàgg jëm ji nga àndal ne yaa koy dindi. boo xoolee tali bi nga jaar bi nga ñëw gis nga tali bi ni mu mel baaxul. suñu poste de santé bi bu ñu sañoon tey mu dox ndax ñun ñii ci suñu bopp. am nañu ay tawat yoo xamante ne chaque jour dañuy war a dem di seet suñu yaram mais dañuy jóge fii di dem ci yeneen poste de santé. mobilisation bu takku bi nga xamante ni nag yooyu leen ndaje daal na koy am tax candidat yi nga xamante ni nag ñoom la ñu investir foofule am ñu benn si sàq lu jëm nag ci seen victoire ci 23 janvier bi ñu dëmmal. C'est bien choisi mais vous êtes en train de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour le bien de la communauté. Mais surtout pour l'avenir de nos enfants. Zik FM. ginnaaw bi 8h jotee ba tegal ñeent fukki simili ak juróom ñu dem Gambie foofee nga xam ne tey jii Gambien yi dañuy woote ngir tànn seen i njiitu réew muy élection présidentielle bu njëkk ginnaaw ba fa Yaya Jammeh jógee Adama Barrow mi nekk ci nguur gi atum 2016 ba léegi sampaat ndëndëm ngir ñaareelu mandat waaye fas yéene jàkkaarloo ak juróomi yeneen candidat yoo xam ne li mu bëgg moom tam la ñu bëgg élection yooyu nag lañ ca ràññee àdduna bi yëpp ràññee ko moom moo di waa Gambie moom ay égat la ñuy woote ñun Sénégal fii bulletin de vote la ñu xam waaye Gambie ñoom ay égat la ñuy woote la ca aju ci élection yooyu ak lañ ca mën a tënk ak Birahim Touré ma ñu fa teewal ni ki envoyé spécial.
juróom benn lañu ñu nar a jongante ngir xëccoo bopp réew mi Adama Barrow mi président sortant, Ousseynou Dabo bokk ci parti démocratique uni benn ci parti yi nga xam ne ñoom ñoo daaneel Yaya Jammeh ñu ràññee ci tamit Mama Kandeh bu Gambia Democratic Congress moom nag moo jëloon ñetteelu place bi ci raw gàddu gi yaatum 2016 te bokk na ci ñi nga xamee ni Yaya Jammeh daf leen di soutenir am na tamit benn candidat indépendant di Issa Mbaye Fall nekk avocat nekkoon tamit ku bokkoon ci commission vérité et réconciliation Abdoulaye Ibrahima Jammeh bu parti de l'unité nationale nekkoon jàngalekat moom it gulet mu bokk ci yële élection Khalifa Sallah moom nekk député ci assemblée nationale di jongante ci turub organisation démocratique populaire pour l'indépendance et le socialisme ñoom ñëpp nag fas yéene xaar bu ñu tëjee bureau de vote yi toll ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent gannaaw bu ñu tëjee bureau de vote yi ñu koy njort booru 6 heures ci ngoon ci la ñu fas yéene nag tàmbali wàññi li nga xam ni moom mooy carte yi du sax ay carte nuñ ko mën a xalaatee waaye li ñu woowee ay égat la wala ay bii muy loo xam ne nag kii di Yaya Jammeh moo ko fi indi woon ndax dafa jàpp ne ñu bari ci doomu réewum Gambie jànguñu te ngir ñu mën a lire ci ay bulletin dafay xaw a jafe mu mel ni kon lii di ay bulletin nul mën nañoo njort ni du ci am benn élection yi nag moom mooy doon ñu njëkk gannaaw bi ñu daanalee Yaya Jammeh ñu dénk réew mi Adama Barrow fii ci Banjul ci Gambie Birahim Touré pour Zik FM. Birahim Touré ñu lay gërëm di la sant di nga ñu may saxee ne ñu mën a topp élection présidentielle boobee bëccëg bi yëpp ak sunu biir édition jeetaayu xibaar yi nga xam ne moom lañ fi amal ci Zik FM la rajo leader mu nekkoon kon xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon naka tey jii ci suba si Simon Faye doo leen ko faram-fàccee ànd ceeg Chimère Diop ci wàllu xarala bi yeneen jootaayu xibaar midi ak 13h lay doon ci kàllaama nasaraan ak ci kàllaama wolof ñu yendu jàmm.